maa ngi tudd Modou Sall coordonnateur COJER au niveau de la commune de Touba. COJER lan mooy liggéey bi ak tolluwaay bi ci département bi. Permettez-moi aussi ma nuyu ñi nga xam ni ñoo ñuy déglu muy say auditeurs ak say auditrices également di la nuyu yow it di nuyu sa technicien di nuyu le khalife général Cheikh Mamadou Mountakha di ko ñaanal yàlla suñu borom mu guddal aw fanam ba naal yi nga xam ne naal na ko ci dëkk bu sell bi suñu borom kàttanal ko ba mu eggale ko donc taxawaayu COJER nag moom COJER d'abord benn structure la boo xam ni structure bu nekk ci Alliance pour la République la wekku ci parti APR boo xoolee ñi nga xam ne ñoo nekk COJER ay ndaw lañ ndaw ñi nag 18 ans ba 35 ans la yàlla dogal ñu am seen confiance ñu teg ñu ci bopp kuréel gi benn objectif lañ am mooy défendre son excellence le président de la république défendre bilan di ko accompagner ci li nga xam ni mooy confiance bi ko Sénégalais yi jox au niveau de sa magistère. voilà ñu demoon ba un certain moment kuréel gi mel ni ñaari COJER moom lan moo waral loolu ak yenn leeral nga ci mën a am. donc ce qui nous intéresse aujourd'hui mooy wax ci suñu bopp parce que wolof Njaay dafay wax ni bëri pexe weesuwul nga bëgg a nettali sa géntu morom en ce qui nous concerne ñun mooy ay ndaw wóolu nañ ñu à l'unanimité teg ñu ci bopp bi def ñu coordonnateur fu ñu jëm aussi seenu tur la ñuy wax lu ñuy def ci seenu tur lañ koy def jàpp naa ne loolu mooy essentiel bi. mais aussi di nga nangu ni am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi woote COJER ci département bi. waaw c'est bien beau loolu day wane suñu dayo parti fi mu toll parce que nag c'est normal sax lu ma 10 COJER am au niveau de Touba loolu man bokkuma ci ñu bëri gis-gis ñu bëri dañu jàpp ni ñaari COJER ñetti COJER baaxul ci parti bi mais pour man au-delà de ñaar ak ñetti COJER war nañu mën a am plus de 5 COJER parce que dafay gën a yombal liggéey bi mais également dafay ñuy gën a permettre ñu mën a élargir la base. nga jàpp nga ne parti bu structuré war na doxee noonu tamit. waaw parti bu structuré moom mi ngi tàmbalee ci tënku ci COJER parce que structuration parti kenn mënu cee génnee COJER ndax COJER bànqaas la boo xam ni président de la république moo ko reconnaître ñuy nuyu de passage suñu coordonnateur national le premier bouclier du président de la république muy Moussa Sow qui fait un excellent travail aussi doon ku nga xam ni engagement am ci président de la république nekkul benn yoon demi mesure gëm naa ni taxawaay bi mu am ci côté président de la république bu ko ñëpp amoon problème du am. voilà moo ñu jëm ay élection législative muy falum député yi kuréel gi ban taxawaay la ci fas yéene am. kuréel gi moom gëm naa ni taxawaay yi mu amoon démb ak bërki démb moom lay wéy di am parce que ñun président Macky Sall lañ ñun fépp fu président de la république joxoñ ñoo nga foofa. récemment dajale nañ la coalition Benno Bokk Yaakaar ak ñi nga xam ne ci suñu kuréel lañ bokk ak bépp ndaw boo xam ni yaa ngi ci dans le département de Mbacké la fois passée jàpp naa ni bu fekkee ñëwoo woon it am na say confrères yoo xam ne ñëwoon nañ booba liste yi génnagut tabaguñ kenn xamut ñii nekk ci liste yi position biñ ci amoon mooy quel que soit l'investi nous sommes prêts à les accompagner benn objectif boobu lañ am ñun lu président de la république xalaat ñun ñoo jug jëmmal ko te loolu mu suñu devoir te ci la ñu nekk tey ci la ñu nekk suba ak ginnaaw suba man ak ndaw ñi ma àndal. voilà est-ce que mi ngi am effet parce que gis nañ ne pour ngeen gagner Touba problème fan la problème bi nekk. mi ngi am effet bu baax a baax a baax. parce que baromètre bi ñu ko mën a nattee mooy élection locale yi jàll. jàpp naa ne c'est la première fois dans l'histoire politique du département de Mbacké ñu def élection ba pare toog lu mat 3 jours xamuñu kan moo gagné département bi ñu naan ndax APR a ko gagné ñii naan APR gagné wu ko kon loolu wane na taxawaay bi nga xam ne ndaw ñi amoon nañ ko avant les élections parce que nag bu ñu fàtte ni il faut que ñu interroger histoire
ndax ndaw ñi dañoo def 1 mois pré campagne dem ci askan wi les coins et recoins dem ci quartier périphérique yi dem ci association yi groupement féminin yi bàyyiwuñu fenn waxtaan ak ñoom conscientiser leen ba def ci ñoom loo xam ni kat bu ñu demee élection danañ xam ni le meilleur choix c'est le président de la République. mais gis nañu est-ce que loolu tax na ngeen atteindre seen objectif parce que bu ñu nee élection gagné tamit da ci bokk mais jafe-jafe ba léegi ci Touba da ngeen ko am. waa ñàkk gagné taxul nga am taxawaay ci sa localité. mais fan la problème bi nekk dëgg-dëgg ba mun leen gagné Touba. pour man du problème ndax nag ci démocratie la ñu nekk sénégalais aussi ils sont libres de faire leur choix. mais kuy bëre tamit daan nga bëgg. waaw kuy bëre daan nga bëgg mais dañuy jox rendez-vous sénégalais yi d'ici peu de temps ci élection yi ñu jëm danañ xam ne ndaw ñi am nañ taxawaay bu am solo te danañ gagné incha allahu rabbi jël majorité bi jox ko son excellence le président de la république. voilà gis nañ ne élection yooyu fan yi am na ay manifestation yu jotoon na am ñetti bakkan yu ñàkk ñett ñoo xam ne jot nañ ñàkk seen bakkan d'abord yëngu-yëngu bi ban jàngat nga ci njëkk am. d'abord li ñu ciy def en premier mooy di jaal ñi nga xam ni yàlla suñu borom jël na ci seen bakkan te di leen masaw mais tamit di gën a conscientiser sénégalais yi ndax jàpp naa ni ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite woon manifestation yi muy opposition bi li ñu doon woote du combat de principe seen yëfi bopp la. du combat de principe parce que fi ñu ko teg mooy état dafa am nu muy doxee et nul n'est au-dessus de la loi conseil constitutionnel mooy charte ndawi réew mi jàpp naa ni ñun ñëpp dañ ci war a tënku bu dogalee kenn warut am beneen gis-gis. kaw mu doxal yoon tamit. jàpp naa ni conseil constitutionnel kenn du ko jàngal yoon parce que 5 sages ñoo fa nekk jàng la ñu war a jàng au moment bi nga xam ne ñoom ñi ngi jàng ña nekkoon fee di manifester ak di diaboliser ñoom ña ngay tëdd nelaw kon kenn du leen jàngal seen liggéey mi ngi mel ni yow sa métier journalisme mii ma ñëw di la ci jox ay leçons de morale su boobaa da ngay xam ni damaa dëgër fit ak damay wax ngir bëgg a wax mais li may wax teguma ko fenn quel que soit alpha damay nangul sa profession du ma ci werenteeg yow du ma ci xëccoog yow mooy li Youssou Ndour di wax rek nettali sa gént morom ñoom ci loolu lañ nekk mënuñoo jàngal yoon les 5 sages xañ na nag pour diaboliser pour récupérer pour jël askan wi dóor ko ci kaw président de la république moo tax ñuy woote mais malheureusement loolu du jàll. kon yow bakkan yooyu rot kan mooy responsable. le responsable mooy Ousmane Sonko. lu tax nga ne moom mooy responsable. parce que moom il est violent moom yaakaar na ni gëmul ni. mais violence bi nag gisuñ mu dóor kenn gisuñ mu gaañ kenn tamit. mais violence verbale dafa am loolu moo gën a garaaw. parce que jàkkaarloog ay jeunes naan leen génn leen dem palais loolu leen gënu kooku violent jàkkaarloog ay jeunes naan leen bu ñu leen autorisé marche na ngeen dem bu ñu leen autorisé wul na ngeen dem mais également na ngeen dem ba ci ñi nga xam ne ay ministre lañ dajji seen i kër dugg fa jël xaalis ba fa nekk loolu lan moo ko gën a violent ci koo xam ne da ngay inspiré jiite réew. loolu lépp lu ko waral est-ce que tamit jafe-jafe yi wàllu liste gi parce que gis nañu après Benno Bokk Yaakaar ñoom tamit amoon problème ci wàllu liste gi waaye yéen même chose est-ce que tamit loolu waralu fippu gi. mais yéen a waroon a poser question pourquoi ñun suñu liste am problème ñu toog gérer ko en interne noonu la leen waree woon ñoom parce que conseil constitutionnel dafa jël seen liste dàq ko jël suñu liste dàq ko ñun kenn gisuñu ñu woote révolte kenn gisuñu ñu woote mortal combat. kon yéen a waroon a poser la question lan moo tax Ousmane Sonko di dox ci violence ak waxam yooyu muy wax parce que dañoo dàq seen liste dàq suñu liste ñun ñu xam ni réew dafa am ay charte yu koy doxal charte yooyu bu ñu ko tracé képp kuy républicain wala képp kuy démocrate képp koo xam ne réew mi la ñor da ngaa war a topp charte yooyu parce que charte yooyu du président de la république moo ko moom encore une fois dafa ñëw fekk ko fi teree dem bàyyi ko fi kon lépp lu ci waay di wax nañ ci suuraale ëllëg bul topp sa bakkan bañ a wax waxu ko ni dama gis siège bee war faa toog tous les moyens sont bons képp koo xam ne da ngay inspiré jiite réew ëllëg jàpp naa ne war ngaa am doxalin woo xam ne doxalin bu exemplaire la ci réew mi. voilà ñu gis ni Forum Civil tey xëy na ñaawlu arrestation Ahmed Aïdara Mame Diarra Fam Déthié Fall ndax jàpp nga ne ci anam bi ñu leen jàppee jaar na yoon parce que ñoom xëy na sax fañ doon manifester. da nga naan les soi-disant opposants. waaw ñooñu man du ma lay woowee Forum Civil. parce que ñoom Birahim Seck duñu waa Forum Civil. parce que
bukki sàngu dëri bëy lañ. ah bon loolu mooy dëgg. parce que à chaque fois buñ génnee rek dañuy dal ci kaw nguur gi. mais est-ce que tamit dañoo wax lu leen arrangé wu parce que dañ leen a wax ay caméra. du question wax lu ñu arrangé ak lu ñu arrangé wu ñun amuñu problème ci wax yi ñuy wax mais nañ ko teg ci yoon nañ ko teg ci dëgg parce que mënuñoo fekk loo xam ne loi moo ñu ko permettre ñu indi ay moral. mais dëgg gi ñoom defuñ trouble à l'ordre public parce que ñoom eggul sax fañ doon manifester Ahmed Aïdara eggul Déthié Fall même chose Mame Diarra Fam tamit kër Khalifa la doon def. mais ñi leen téye am nañ information yoo xam ne waa Forum Civil amuñ ko am nañ information yoo xam ne man awma ko am nañ information yoo xam ne yow mii amoo ko. mais ba ci yoon dañuy aaye ngay dox ci mbedd bi ñu jàpp la tere laa julli ji àjjuma comme Sonko. non yoon aayewul loolu. parce que tey gis nga noonu lañ ko def tam. gis nga dafa am loo xam ne responsabilité la gis nga paaka bu ñu la ko joxee dañ la koo jox pour nga rendi joxuñ la ko pour nga lox boo demee bu ñu la joxee paaka pour nga rendi da ngay lox bay boo nga bàyyi ko président de la république responsabilité lañ ko jox ëllëg lu mën a xew ci réew mi moom mooy rendre compte mais du ñu bàyyi nit ñi war a dox seen i activité ñi feebar war a dox seen i activité ñi war a tukki war a génn réew mi ñu bàyyi ay samba boy ay samba sugum gay yoo xam ne tekkiwuñ dara di woo gone yi ci mbedd mi di taal ay pono di yàq les deniers publics duñ ko nangu. est-ce que moom jiitewu ko gis nañu mu toog ak ab saagakat Californie. kan ci. président bi Macky Sall mi nga xam ne responsable est-ce que moom jiitewul loolu gis nañu mu toog ak ki ko dàqoon a saaga. mu toog ak ki ko dàqoon a saaga. muy Californie waaw. muy Californie. waaw reerandoo moom. dinaa la jox information. président de la république bi muy toog ak Californie xamul ni kooku mas na koo saaga. ah bon musu ko xam. kon nag amul information. non du question am information ak ñàkk am information parce que tamit gëm naa ne président de la république li ko ñor fi réew mi toll naka lañ dee def ba réew mi émerger fan la projet yi toll loolu moo nekk ci boppam bi moo tax yeneen yu bëree bëri talu. kon président mi ngi ci danger président nu muy reerandoo koo xam ne xamoo lu mu doon xamoo day saaga xamoo lu mu doon. xam nga président de la république bu jugee dem France am na ay militants yoo xam ne daf leen war a dalal am na ñuy constituer délégation bi xañ na peut-être ñooñu ñoo bëggoon lu baax boole ko ci délégation bi mais jusqu'à présent président de la république xamul kan mooy Californie xamul kan moo ko doon saaga. ba mu accordé ko benn émission boo xam ne journaliste sénégalais sax bu ñu ko bëggee mu tële. non loin de là xam nga foofu tamit il faut que ma fa wax fekk suma mbokku journalistes yi il faut ñu xaw a am tuuti démocratie ñoom it parce que président de la république récemment am na benn événement bu xewoon mu woo journalistes yëpp palais. événement waaw waxtaan ak ñoom bàyyi leen kenn ku nekk ci yow poser ko question ba nga bëgg poser mu wax ak sénégalais yi président na dañ ko dénk réew président par occasion lay wax ak presse mënul fu mu toll aussi di wax ak presse te jàpp naa ni te jàpp naa ni aussi bu dee information lañ bëgg ci président de la république am nañ rajo boo xam ne c'est public muy RTS bu dee information donc information dana fa jaar président dana wax ak ñoom. mais la leen neex moo fay jàll la neex président moo fay jàll RTS. non da nga naan li concerné réew mi moo fay jaar. mais lu bëri loolu lañ jàpp dañ jàpp ne lay neex président rek moo fay jàll. waaw c'est une question d'interprétation mbir bu ñëwee kenn ku nekk na nga koy jàngatee. ci démocratie lañ nekk loolu sa gis-gis la mais man bokkut ak sama gis-gis. voilà ñu gis ni am na beneen plan d'action boo xam ne Yewwi Askan Wi daal nañ koy wax démb ci seen déclaration muy conseil klaxon beeg casserole yi d'abord yow loolu noo gisee. loolu échec total la. ah bon échec total la parce que buñ fàtte ni ki koy wootee di Yolom Guéño alliance Ousmane Sonko li mu waxoon mooy bu ñu autorisé manifestation bi dinaa ko def ak gone yi ma àndal buñ ko autorisé wu danaa ko def loolu échec mu xam ne loolu mënut a nekk muy làmb feneen loolu day wane échec total gi nga xam ne def na ko. jàppoo mu def effet ci réew mi loolu. non du def benn effet parce que nag quoi l'on puisse dire nit ñi tal nañ yeneen nit ñi kenn ku nekk tey boo xëyee yaa ngi ci sa gagne-pain kenn ku nekk tey boo xëyee yaa ngi xool ci li lay avancé loo jàpp naa ne tamit nit ñi tal nañ leneen loolu ñu naan gumba tal na leneen lu tëbi teen mooy lii rek. voilà day soow rek. voilà kon xam naa ñu ngi ci catul waxtaan bi boo ñu doon wax tolluwaayu politique bi ci département bi lan nga ñu wax. tolluwaayu politique ci département de Mbacké gëm naa ni ay échéance électorale lañ jëm te ndaw ñi moom ndaw yi président de la république lañ taxawaay bi ñu am mooy muy taw muy naaj muy tàng muy sedd ñi ngi ci côté président de la république benn objectif lañ am muy jox ko ndam fexe ba département de Mbacké dégg wiiw parce que lenn lu gën a essentiel loolu pour man amul li ci des nag
c'est une question d'organisation maa ngi lancé un appel solennel ñi nga xam ne ñooy kilifa yi le minimum mooy depuis investiture yu génn le minimum moo doonoon ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ investir ci liste yi ñu toog lëlu waxtaan teg ay stratégie ànd koog ndaw ñi mais ba tey gisuñu loolu ñi ngi leen di rappeler seen rôle loolu seen rôle la en tout cas ñun ndaw ñi lépp luñ ci waroon a def nañ ko taxaw di leen xaar boo fàttali ko jël nañ fi engagement woo presse bi yëpp teg suñu feuille de route di xaar ñi nga xam ne ñoom ñooy kilifa yi jusqu'à présent kenn déggu leen kenn gisu leen te nag attention fii parti bi lépp lu fi yëngu lépp lu fi dox c'est la jeunesse kon nañu jël intérêt personnel yi teg ko nële nañu jël guerre de positionnement yi sànni ko nële xam ne président de la république moo soxla nañu tegu ci yoon wi nga xam ne moom mooy jox ndam moom mooy jox majorité son excellence président de la république Macky Sall ngir mu mën a wéyal li nga xam ni mooy liggéey bi nga xam ne moom la entamé Sénégal mën a jëm kanam kon encore une fois maa ngi lancé waat appel à tous les militants sympathisants leaders ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci département de Mbacké ñu unir les forces mais bañ koo teg ci naxante bañ koo teg ci wuruj bañ koo teg ci guerre de positionnement bañ koo teg ci ay calcul politique ndaw ñi nag ñi ngi toog di leen xaar buñ yaakaaree la daan am mooy am dañuy nax seen bopp jël nañ suñuy matuwaay taxaw di leen xaar lépp loo xam ni moyen la bu ñu war a mën a accompagner bu ñëwut daañ taxaw jàmmarloo ak ñoom que ça soit très clair parce que nag politique waxi kase defu ko dañu am benn programme bu yaatoo yaatu ñu war ko étaler war a dem ci marché yi war a dem ci quartier périphérie yi war a dem ci 11 zones yi nga xam ne ñoo composé dëkk bi war fa def ay acte social war leen a conscientiser soxla nañ ko ñu accompagner soxla nañ ko ñu jàppale te kilifa yi nag seen loxo yeex na bu fekkee jox ndam président de la république moo leen ñor nañu gëstu ndaw ñi buñ ñu gëstu dañuy taxaw fas suñu loxo parce que nag mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam ñi ciy interpellé mooy ñi nga xam ne président investir na leen ci liste bi mais nag ki ci bopp bi mooy ki nga xam ne mooy ki jiite liste bi muy Galas Kaltom intervention bi yeex na trop am nañ ay programme yu ñu war a def fi mu ne nii may wax ak yow ni waroon naa fekk suñu pré campagne tàmbali te tàmbaleegul kon ñi ngi koy lancer un appel mu bàyyi xel bu baax a baax ci mémorandum bi nga xam ne jeunes yi jox nañ ko maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla rek lépp loo xam ni wax nañ ko fi muy njariñu Sénégalais yi mais particulièrement di njariñu dëkk bu sell bi ndax ñun kat ay taalibe lañ te bu ñu sañoon lépp loo xam ne dañ koy wax dañ koy teg ci ak taalibe teg ko ci yar teg ko ci ay teggin su boobaa dina mën a jariñ ñi nga xam ne ñooy population bu Touba maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm vraiment di la féliciter ci sa taxawaay aussi au niveau du département ci liggéey bu am solo bi nga xam ne yaa ngi koy def mais également maa ngi lay sant bu baax ci opportunité bi nga xam ne may nga ma ko ma mën a wax ak sénégalais yi di nuyu bu baax a baax COJER di leen sant ci seen taxawaay di leen gërëm parce que dara gënta neex ci àddina yaa ma doy ba ñëpp taxawee dañ ma tànn ni ma yaay suñu coordonnateur yaa ñuy coordonné foo xool foofu lañ xool loo wax loolu lañ wax kon jàpp naa ne loolu honneur la cër boobu ñu ma jox aussi maa ngi leen koy delloo di leen wax ni le combat continue nañu gën a suréewu gën a ànd gën a bokk ndey ak baay parce que loolu rek moo ñu mën a jariñ loolu moo mën a jariñ son excellence le président de la république mais également loolu moo ko mën a may ndam le soir du 31 ñu dégg wiiw waaw maa ngi sant soxna Loota Gaye xale Aliou Ngouye Ndiaye moom mi nga xam ne place am aussi lañ defee émission jataay bu am solo bu yaatu bi moom it macha allah kenn du moom mu jiite jeunesse féminine bu COJER bi di ci bay waar bu ama am solo vraiment maa ngi teg nuyoo aussi ci loxo leader am Aliou Ngouye Ndiaye mu jàllaleel ma ko ndax xam naa bu ma ko tegee ci loxom dina ko mën a jox incha allah jaajëf